salaamaaleykum mbokku téléspectateurs ñu seetaan ci seen chaîne bi alors ñu ngi fii tey ci stade Iba Mar Diop le mercredi 30 juin 2020 teyan ci jàkkaarloo bu mag bi nga xam ne ni tey war na am léegi ci diggante Papa Sow bi nga xam ne ni moom moo nekkoon Fass te léegi moo am écurie bu bees tam ñu koy wax Jàmbaar Wrestling Academy ak ki nga xam ne ni moom mooy Siteu. alors fii may wax ak yow nag mbër yi nga xam ñoom ñooy bëre yeneen combat yi ñu ngi nii di ñëw ngeen gis invité yi ngeen gis aussi tamit public bi Iba Mar Diop nag tey lañ ko defee fii nga xam ne dañ fi daan bëre tey fii la ñu war a defee face à face bi et dans quelques instants kii di Papa Sow dina ànd ak waa Fass kii nga xam ne moom mooy Siteu dina ànd ak waa Kër Massar ak Guédiawaye ak fépp foo xam ne rek tey waa amateur làmb nekk na fa tey danañ ñëw fii tey ci stade Diop Iba Mar Diop ci face à face bu rëy boobu ñuy wax ne nag ñoom ñaar dinañ jàkkaarloo le 1er août incha allah war bi la ñuy jàkkaarloo def naa dans un mois alors donc dañuy ànd ak suñ caméraman yi ñu jëlal leen ay interview jëlal leen ay réaction ci événement bi nga xam ne moom moo am tey fii ci stade Iba Mar Diop muy face à face bi war a am ci diggante Papa Sow ak Siteu bu Lamsar. dañ gis tey nga ñëwaat stade Iba Mar Diop pour face à face bi lu tax nga choisir Iba Mar. jërëjëf Aziz du dara parce que fu ñu jëm ñu dàq. wax dañ koy wax mu leer. non foo dem ne face à face gars yi ne la non nañ taxaw nangam comme fii la ñu am ñu daal fii dellu rek ñaan yàlla lépp rafet rek ñu indi fi Siteu indi fi Papa Sow réduire ko Siteu toogee nii Papa Sow toogee na le ñu def suñu face à face duggee fa ko nag entre 1000 francs c'est pour un peu dissuader ñi nga xam ne dañuy def naka sudul noonu parce que ñun loolu indiwuñu fi. donc dañuy bañ gaa yi 1000 francs dafa yomb Pape Abdou Fall. waaw 1000 francs bu yombee xam naa ne am nañu moo xam ne duñ ko ci def du dëgg moo tax ñun dañu bëgg rek lépp rafet ñu am su dee sax ñetti nit ñu def suñu signature ci te ñëw Papa Sow ñëw famille Pape Seck animé Ipo ñoxo ñëw communicateurs yi ñëw journalistes yi ñëw ku ne am loo yóbbu ñun loolu rek lañ soxla. mais Pape dañ gis aussi tamit xëy na mesure yooyu bu ñu ko jëlee parce que nag am na ay violence yu am ci ay face à face moo tax. est-ce que du loolu. mais c'est ce qui justifie notre présence ici loolu moo justifier suñu présence fii nga xam ni moom mooy Iba Mar Diop. li nga wax dëgg la man li ko wax dëgg dama ne li nga wax dëgg la loolu moo justifier suñu ñëw fii kon ñun ñoo acteurs yi ñoo war a seetaat seen bopp ñun dañu ñëw fii ne suñu amee ñetti nit sax dañuy def suñu face à face pour rek affaire yi na rafet ñun loolu lañ soxlawuñu fi leneen daal. doyen Père Niokho Baye un des acteurs des doyens de la lutte sénégalaise avoir eu la chance d'assister à tous les grands événements de lutte démb ba tey macha allah ñu koy ñaanal yàlla gën a dëgëral taxawaay parce que mag ñu mel ni tey mun naax na ñoom ñoo téye làmb tey alors xam naa ne duñ def rétrospective mais dañ jëm ci événement bu mag moo tax ñu nekk fii muy diggante Papa Sow ak Siteu nga xam ñaari xale yi suivre leen bañ yegg si fii tey loo ñu ci mën a wax. xanaa li ma ci mën a wax rek mooy dafay combat boo xam ne. waxuma la combat jànq bi mu doon waaye Siteu ci boppam Papa Sow la daan supporté xoolal àddina Siteu Papa Sow moo doon mbërëm xoolal tey ñu dem ba war a bëree ñoom ñaar kon garab ca kaw lay fekkante te it lamb ji xale yee koy mujjee de ku la gën a nekk ndaw yàlla dafa able ñett maye benn bëggoon ñett yi moo able yàlla dafa able doole loo gën a màggat gën a néew doole yàlla dafa able taar loo gën a màggat gën a ñaaw mais yàlla dafa able alal boo dee minti milliardaire boo wàccee liggéey loo yoroon moo matoo ko kon li am solo mooy moo baax heure bu ko nit ki amee rek am na lépp moo tax ñaari xale yi kenn ku ci nekk dem nga ba wane sa bopp ba ëgsi ci bés bu mel nii sant yàlla la
loolu nga xam ne nii tey moom la Siteu wane Papa Sow ba mu ko wane ba pare Siteu nag ku ko xam ko ci ambiance ku ko xam ko ci fecc ku ko xam ko ci chorégraphie en tout cas tey daal Siteu wane na ne maanaam au-delà d'être lutteur quand même dafay def spectacle. ku wax lamb wax fecc te Siteu mii tey mi ñu gis tey wax dëgg yàlla bégal na amateur waaye nag Papa Sow bégal na amateur moom tam ndax sànq dégg nañ ko moom tamit mu ànd ak waa écurie waa Parcelles Assainies kenn desul mu daal di yéeg ci kaw moom tam daal di fecc waaye daal gëm naa ne daal tey fii ci stade Iba Mar Diop ambiance am na fi maanaam fecc am na fi chorégraphie am na fi tey lépp am na fi. maa ngi woo waa ginnaaw raay waa Pikine Tableau Gazelle bàyyi ma kenn menuisier yi ñoom ñëpp waa di woo monsieur le maire Ablaye Diop ñoom Ndeye Lo ñëpp maa ngi leen di siyaar di nuyu sama papa di Ba Ibou waaw di ñaan yàlla wala ay bëri ko gisaat ak jàmm di nuyu sama yaay bu baax di nekk suñu kër Tanday maa ngi koy siyaar di ñaan yàlla dundal fanam. Tanday bi lay seetaan. waaw maa ngi nuyu ñëpp nag ku luxu bàyyiwuma kenn. jaajëf waaw di wax di jërëjëf Serigne Touba kenn du chef ak bu dul Karamba kenn doo réer. jaajëf merci beaucoup. waaw sama dernier cadre leen la waa 44 bi ñëpp woyal combat xam nga combat seen combat la waaw combat bi comme dafa yaa ngi am suñu borom ma yàlla ndam. merci bu war jërëjëf. merci ñu ngi siyaar. mbaa yaa ngi am jàmm petit. ay sant bu baax alhamdulilah. petit naka waa Rock Énergie. mi ngi ba ñëpp a ngi si jàmm. ana Modou Lo. mi ngi ba mi ngi si jàmm bu baax. est-ce que Modou Lo pare na. waaw mi ngi pare bu baax macha allah. mi ngi pare bu baax. avant tout damay wax onze billahi min star rajim bismillahi rahmani rahim. ginnaaw ma sant yàlla jóge sunu di sant sama ñaari waajur bu baax. di nuyu ñi teew fii nii ñëpp di nuyu ñu ànd ak Papa Sow. Bécaye ak gars yi waa Parcelles di bëggee ñëpp. waaw di bëggee ñëpp di bëggee waa Parcelles bu baax. di ñaanal Papa Sow yàlla na ko yàlla may ndam Bécaye tamit yàlla na ko yàlla may ndam. waa Parcelles ñoo ay ñett bi du wax 3 jaajëf 3. Chanel équipe Baol Mboro salaamaaleykum. Alhamdulillah bismillah ina wane yàlla wa ma tawfiqu illa billah maa ngi siyaar ñëpp kulu huma kulu góor yàlla di siyaar waa Géejawaay gi ma jugee di siyaar waa Bentak di siyaar waa Daaru Salaam dëkk maam Cheikh Anta Mbacké mbër amay ngay xaañoo ay Modou Lo man li jël diwuma Modou Lo barke maam Cheikh Anta ku la Modou Lo sax li jël diwuma mais ay mbokk ñoo dugal ci laam ay mbokk sa kanam gi xam nga waroon nekk mbër yow sa kanamu jaay taar yaa ngi dugg ci géew géew ma nga ñoo fa ne sa wax nga dugg ci géew ma nga ñoo dugg ci géew ma borom Daaru Salaam wax nga dugg ci géew ma nga ñoo dugg ci géew bi subi yow xamoo na xaw suboo na xaw waar sax man ñi ngay tagal booy dox na man ñi ngay tagal booy du dox ak man ah baax na loolu yeggaguñ ci dugal ci làmb xoolal sa kanam bi ah loolu yeggaguñ ci laa la xamal lu ay kanam laa la baax ba ngeen ci géew ma yow kul loolu yàlla di bëgg waa Sénégal di woo waa Saalum gépp di woo sama mbokk indo nag di leen wax ke dexeraa ki dexe mi ni pulaarake la ci fi perexe ko ca kanam bi la taalibe Bamba moo la ci ak nga xam ne léegi yooyu génn woon si laa la avant tout di bëggee gars yi ma àndal bu baax di bëggee ñoom El Hadj Thier Aziz xam nga Amar Ndiaye di bëggee gars yëpp di bëggee waa Parcelles di woo ñoom Youssou Gueye di woo ñoom Amar Ndiaye Koumalen Sadio Mané Papa El Hadj xam nga sama nijaay Gendal Mara maa ngi woo ñëpp ak Pape Gueye maa ngi woo Père ba tamit mu jàpp ci combat bu baax di sant sama papa bu baax di ko gërëm ndax moo ci lépp di gërëm suñu waa kër ñun ñëpp di bëggee waa Tëngéej waa Parcelles 9 ba 26 maa ngi woon ñëpp ak suñu waa dëkk Fandène maa ngi bëggee ñëpp di wax nag yàlla ba ci léew ci kaw Rock Énergie. sawaay mu ne kanamu jaay taar nga yor. kanamu playboy nga yor. waaw loolu yoroo kanamu mbër. mbokk ay mbokk moo la dugal ci mbër. ah bu ñu yeggee ci géew bi dinañ xam ndax mbokk moom laa mbër mbër laa. caante déggoo ma de di woona waa Mbirkilaan waa Bentali di ma juddoo waa Daaru Salaam waa Géejawaay marché bu bees ale yaa baa ma kenn di woo dama lay wax yi ngay def nii ay tegal booy baax yéen booy wax da ngeen noppi ba man suba maa ngi ñoo des si géew la taxaw fi ay affaire ñoo di ay affaire la woga yooyu doxul de maa ngi ñoo des si géew bi loo fi liggéeyal du la fi fekk déggoo ma de ku ëpp doole gën a jëme entraînement yaa ma ko yàlla may nga Allah moo min yàlla ma yow jaay taar nga yaa ma ma de yàlla dégg laa la jaay taar nga benn booy nga bu ñu yeggee ci géew bi dañu wax ndax jaataar la wala du ma jaataar di woo waa Saalum gépp nag di woo Matar Diallo tey boo ma jëloon daal di wax Matar Diallo dinaa ko merci Petit Lo. waaw koy woo. may ko mu ñëw. may ko mu ñëw. merci. koy woo koy woo. waa kër Pape Seck may leen maam. di woo Ndoye Talla. waaw. di woo Parlay. di woo ñëpp ñu ñëw jàpp ci kaw ma jàpp di doon lu tegalu mel doole Serigne Touba. jaajëf.
éradication Covid bi ci la ñu bokk parce que ñu ngi ciy liggéey donc madame Sow Khady Diop Sow gàcce ngalaama gërëm ñëpp koo xam ni seen autozone Jojo Meuble Sococim ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant te it am na ñeneen ñuy ñëw incha allah donc maa ngi gërëm média yëpp site yi fi taxaw yëpp sous la conduite du président Bour ñoom Fadel Wassa mënu ku lim juum gërëm naa leen sant naa leen gërëm it ITV i rajo sumay partenaire lañu maa ngi leen di gërëm di leen sant mënuma wax nag te gërëmuma communicateur traditionnel yi nga xam ne ñoo teew fii gërëm CNG tuuna ngi nii xam naa ni après dina ci wax gërëm képp koo xam ne rek yaa ngi gëm Pape Abdou Fall li ñu gëm li ñu rek mooy Buzz Pro te it am na loo xam ni fokk ñu leeral ko combat bi pay-per-view la Buzz Pro bi lañ ciy liggéeyal ak ITLP incha allahu rabbi donc nañu commencé jënd pay-per-view bi donc ku bëgg a seetaan ci Papa Sow pay-per-view lay doon parce que nag lamb ji dafa metti 2 ans lañ ko def affaire bi metti na trop metti na ci man metti na ci mbër yi xamal leen ni nag programme baa ngi ñëw am na yeneen ñetti daje yoo xam ni ak benn quadriplex boo xam ni mbër mu nekk di nga toog sa kër promoteur bi toog këram
pare bi toog këram foofu dama fay taxaw suma doomu ndey suma xarit Alaaji Mame Boye Diao nga xam ne lu mu am jox na ko son excellence monsieur le président de la république du Sénégal El Hadji Macky Sall moom ak suma doomu ndey sama seex Matar Ba mënuma leen fay xam nañu xam naa yàlla xam na yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay bisu Mame Boye Diao bii jombul waa Kolda mu jëkkatiwaat ko teg ko ci loxoy son excellence monsieur le président donc mon ami mon frère Mame Boye gàcce ngalaama mon ami mon frère sama seex Alaaji Matar Ba yaa ngi may seetaan kontaan naa ci yow suma waay nga xaritu waa lamb nga yàlla na yàlla yàggal sa taxawaay yow ak Mame Boye Diao jàppale bi ngeen di jàppale loo leen am tegaat ngeen ko ci loxoy président de la république kon gàcce ngalaama ma bàyyi la nag ak Papa Sow ak Siteu donc waaw bës a ngi nii donc ñu ngi leen di bàyyi ak bës ak ñaari mbër yi promoteurs yi jërë ngeen jëf gàcce ngalaama. Sénégal yëpp dañ leen doon xaar ñoom ñaar Siteu gars yi dañoo xam ni yow mii ndaanaan nga ñu jox la cër respecté la waaye jox la koo xam ni keroog ba ngay bëre li nga xam ni moom moo di préliminaire mi ngi toj fii nga dem ba garab yi fekkante ci kaw tey ngeen daje ci kaw nga jox ko respect waaye dafa mel ni bés bi da nga ko ñaanoon ba bés bi tey yéen ñaar ngeen daje noo waajalee bés bi ndax lépp yemb na dafa mel ni at ak lu teg wala ñaari at yaa ngi koy waajal. waaw dañuy sant yàlla di nuyu ñu fi nekk di nuyu suñu papa yi di nuyu suñu yaay donte ñoo ngi fi wala tamit nekkuñu fi ñoo ngi leen di nuyu di nuyu képp ku nekk si stade bi ñoo ngi lay bëggee di lay siyaare waaw di wax ne daal lamb ji yàgg na yàggul su ma nee yàgg na bañ ko jàppee yàgg na yàggul ñun lii lañ gëm mooy suñu life mooy suñu lépp comme que keneen ak keneen nu muy xëy di nekkee si leneen kon waaw dañuy sant man sant rek laa ko jàppee waaw mais lu mu gaaw a ñëw parce que maam Serafal ñu bëri ma xool leneen moo ñu gën a. mais Siteu xam nga kii ndaanaan bu ne am naag moom ngoon fii ndaanaan bu ne yëkkati na la def la fii lu leer nañ ndax ñun dañuy doon toog di seetaan télé ba yàgg ñu ne nañ dem seetaani ko ñu xam ni dafa mën bés mën tàkkusaan mën timis mën gee fu mu guddee rek fu mu yàggee rek am na loo xam ni moom lay génnee ndax yow waajal nga loolu yëpp. man de sam bopp laa xam soo may wax boo ma taggee wax ma sam bopp ma kontaan mais wax ma sam bopp ma dégg. wax la sa bopp yow. waaw maa ngi ñëw ci yow mais moom xamaloo ko dara. sam bopp laa gëm moom lay toppatoo pour l'instant. lu mu la mën a wax si combat bi. damay assuré képp koo xamante ne yaa ngi may bàyyi xel man dama lay assuré ne man combat bi dama ko fonk kii amatuma lu ma koy wax naa ko ñaari yoon ba ñetti yoon kii ndaanaanam bu ma taxee fii di koy wax yow du jeex mais man gisuma ko moom man li ma mën laa gëm man loolu lay ñaan yàlla ñëw indi ko kii dafa gëm combat bi da koo gëm mu jaral ko lu nekk woo ay mboqam woo ay nitam mu jaral ko mu def ay réunion yoo xamante ne woo ay mboqam ak ay mboqu boppam kon kii bu woowee ay mboqu boppam man dinaa woo samay nit bopp man mbëru askan laa man ñëpp ma bëgg parce que man Serafal man ñëpp ma bëgg parce que du ma def luñ may xeebee mais li ma desee si combat bi ngir yàlla nañ ma bàyyi ma bëreeg moom buñ ma jaxaseeg doomu aadama yi parce que foofu rek lañ ma mën a jaar jaxase ma nit ñi pour nit ñi mere ma mu ñëw kii na gëm boppam ñëw ñu bëre ci fulla ci fayda parce que maam Serafal papa lu ma xëy di entraîné ma xëy entraîné lu ko raw papa lu yaxam mën moom mii di mag man may xale parce que alxuraan sama yax dina mën lu ko raw billahi wallahi wa taala kii lu mu ci bañul bañu moos bakkan bii bu laajee bakkan ma joxe sam bakkan barke alxuraan lu ko bëgg benn fan ma bëgg koo gën ko bëgg foofu loolu nag laay wax maa ngi woo samay mbokk xooyaw foole séeréer nu xanaa leyaw séeréer mu xooyam nu xanaa leyaw séeréer ñu xooyam na combat fani ke kan xatul na jongwaar a ñoojoor bo fayaa ko ñu xooyaa fop xooyaan dunale fop fana ngaran sita Samba Dia Diofior Fimela o gore mi xooyaa fop Fadiouth Palmarin wasimo leng fana siktam mi o séeréer refum faal we ke ngaram bo njang ke njena
kii li ma ko wax dafa leer ñun ay séeréer lañ ñun bëre moo nekk suñ deret làmb tuuñ ko dañ koo daj lii suñ natu la waaw maa ngi ñaan yàlla nag ndam rek Papa Sow maa ngi lay nuyu di la respecté dégg nga li nga xam ne moom la Siteu wax ma bàyyi la nga nuyoo ak waa Sénégal ndax ñëpp ñu ngi toog di la seetaan ba noppi nag ñuy soog a wax. waaw xanaa renuyoo waat rek quoi. waaw di nuyu kilifa diine yëpp ci Sénégal fu kilifa dina nekk rek maa ngi lay jaajëfal ak kilifa aada yi kilifa yi toog seen télévision bi ñu seetaan li ngi ñaan ñëpp yàlla ñëpp am jàmm yàlla Sénégal am jàmm Boubacar yow un grand monsieur si wala ji commencé ci wàllu combat bi doomu nday Abou Gueye Chéri Thiané Faye. dëgg la combat bi dama bëgg nga ñëw def sa participation. incha allah rabbi kii Sénégal ñëpp dañ ko xam muy ndaanaan Sénégal ñëpp dañ ko respecté ndax bu nee Siteu mooy bëre kër yi kenn du génn dañuy toog si seen biir kër ñi am paas teel a jënd seen billet dem stade ndax moom képp koo xam ne lang na ak yow ci takkusaan sa takkusaan boobu day metti say mbokk dinañu tiit say xarit dinañu tiit say dëkkandoo dinañu tiit waa réew mi dinañ la tiital ndax di nga génn ci combat boobu ndax yaakaar nga ni le premier Siteu mii di nga mën a génn ci moom Papa Sow. waaw Siteu champion la daa prouvé ay sumar egg ma ne ko Siteu champion la daa bëri prouvé ba mu ñëw egg fi ñu war a egg ndax fii place bi kenn du ko maye dañ koy jaay comme prix c'est le prix ba tax na maa ngi koy jox cëram bu mat sëkk champion la war a dajeek champion maa ngi koy jox cëram bu mat sëkk waaw nekk si li ma war a nekk rek. yow da nga ko jox respect daal. non man doomu aadama yëpp laa jox respect total ku li doomu aadama rek jox naa la ci ak foo bokk ak foo féete. Pape xam nga le premier combat bi dafa yàgg waajal nga waajalaat far corona bi ñëw jaar ci biir moom mu waajalaat fu mu nekk nii dafa mel ni li ci des bëreetul ay fan dong nga ci des le premier ngeen war a sëgg bëre tey sëgg bëre ak Siteu réew mi yëpp xam nañ ne neexul. xam nañ ne neexul. sëgg bëre ak Siteu neexul waaye. waaw Siteu champion la champion bu mag la man nangul ko lépp nag yëkkatil micro bi moom fu mu taxaw yi nangul ma sama lépp fu ñu wax mu ne kii dafa mën a bëri dafa mën a xeex bu may ñëw tey di séntu Siteu mi ngi fekk maa ngi koy xool leen rek laa seen inquiété wu doole te kii leeral maa ko gën a pare Siteu yaa ko gën a pare dafa fecc ma xool ko mu leeral maa ko gën a pare kon dama koy daan incha allah dama koy daan billaay wallaay taalaay dama lay daan parce que alxuraan li nga doon ragal ci moom laa gis ci moom li nga doon ragal ci moom gisoo ko ci moom moo tax dama koy daan le premier incha allah moom nee na bu jaree bakken sax da koy def bakken dala koy jox bakken xam nga ci li koy commencé bër bu jël combat te booy yéeg fi sànq yow booy yéeg sànq ñuy fekk seen producteur dafa goldeer ñuy fekk nga xam ne ñii dinoo toog noo ndër moom fu mu taxaw ne sama tànk yi pour gën ko liggéeyaat ndax man lii boo ko jëlee mooy noonu tegal sa tànk ma xool non waxatuñ ko ji waxatuñ ko dafa fecc ma xool ko wan ma ginnaaw mu fecc sama xel gën a dal xaar ci moom mu ne Siteu dafa fecc xelam gën a dal mu xool tànk Siteu ne ko Siteu dama nga liggéeyaat say tànk Siteu lay toll ci loolu yow xool nga ma yow man ni ma guddee yow xool nga ma man mu parce que alxuraan yow bu ma la tàncee non mënoo ma tànc si ko tànc man damay woo àdduna parce que xale laa te bugguma topp sama jeunesse bugguma topp mbooloo bi topp sama ginnaaw wallahi maa ngi ñaan ci Baay Faal bi may jéem pour doon ko maa ngi ñaan képp ki góor yàlla nga ma ñaanal parce que maam Serafal ma fekkee bis bi moom fekkee ko jàmm maa ngi woo samay mbokk di woo ñi may jàppale surtout fou de poids lourd Mansour Diong maa ngi lay woo pour nga jàppale ma di woo madame ki nga xamante ne Aminata Fall Tall FAO maa ngi lay woo sama yaay bi di woo sama Serigne Sidi Mbacke nanga ma jàppale ci combat bi di woo Diamaguène banlieue bi ak li ko wër lépp Yëmbal Kër Massar Boune parce que maam Serafal parce que sax maa ngi leen di woo ndax leer na ma leer yàlla kii foo mu dëgg maa ko ba fan si billaahi santa bañ na nag foofu la dëgg bàyyi naa ko ay mbokku boppam mais billaahi kii seen biir kër sax am naa fa ñu ma bëgg Papa Sow dégg nga Siteu mi ngi woo waa Parcelles sa biir kër sax ñi nekk sa biir kër nee na fans yi mi ngi sa biir kër
waaw moom mooy sama premier fan da nga xamul loolu. dégg ma moom mooy sama premier fan. Siteu mooy sa premier fan. léegi nee na man référence laa. Yéen a référence si man ki wax loolu rek mooy am na soppi si yow man nee naa su ma jël grand monsieur mooy am naa soppi si yow nit da ngay estimer boo bëggee dina estimer moo taxam ma ne Boubacar tu es un grand monsieur moom lu mel ne loo xaat ci man mooy am na tafal ci man su moom la jëkkee. léegi nag man loolu moo tax man bëgguma def lu may xeebee moom na ma bàyyi ñu ñëw bëre rek bu dee def may bàyyi ma dem mu bàyyi ma dem bu ma bàyyil ma dem man damay agressé de dem li may def ni fulla si fayda dem sama yoon barka maam Serafa bëre ci fulla fayda ci jom man amateur bu ma seetaan kontaan man bu dee dinaa dugg ci digg géew di am lu may tiit man may bàyyi bëre. waaw mbokku téléspectateurs yi ñu doon seetaan kon nag gis ngeen face à face bu mag bi nga xam ne fii la woon tey ci stade Iba Mar Diop ci diggante Papa Sow ak Siteu ngeen dégg kàddu yi ñu fi maanaam yëkkati ngeen dégg tëkk wante yi nga xam ne nii maanaam na fi ñuy wax nag amateurs yi ñu ngi leen jox rendez-vous le 1er août ci arène nationale ci diggante Papa Sow ak Siteu Pape Abdou Fall organisé ko donc lii lañ leen indi woon tey ci face à face bi ñu ngi leen di jox rendez-vous ci yeneen face à face jërëjëf.